mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi ak wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu bisimila ci xibaar yi. bokk na ci li ci gën a fës dossier Souleymane Teliko premier président bu cour suprême daal di ci nag addu mu ngi woo teg daal moom Cheikh Tidiane Coulibaly nee na ministre justice amul rek sañ-sañu daal di nag yar ci wàllu nag justice googule kenn amul intérêt itam daal di nag néewal doole justice dinañ ci daal di dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon Ousmane Sonko daal di nag tontu kii di Mansour Faye la mu wax yëpp daal di na koy rek weddi nee na xelam xalaatul muy daal di nag sàkku di amal ak audience ak njiitu réew mi Macky Sall la mu gis mooy débat bi nga xam ne war nañ koo teg rek mooy ñu daal di fexe ba ku ci ne lañ la daal di dénk nga daal di ci rendre compte def na ci yëpp ndaje ci page Facebook am en direct dinañ ci daal di teewlu yenn ci ay kàddu yu mu ca daal di nag rotal dinañu dikk ak nag juróom ak lu tegal ak milliards yu ñu dugal ci institut franco-arabe bu Kër Madiabel nga xam ne nag kii di Serigne Cheikh Barham Niass moo ko daal di teg la ñu bëgg moo ñu daal di tàggat ay ingénieur agricole ci barab boobu dinañ ci daal di nag jukki dinañu desandi ci ñàkkum ndox mu tar bi ñu daal di nemmeeku ñaari tali foofee daanaka situation bi métti na lool ci ñoom tàmbale naa itam dellu si waat ndànk askan wa la ñu daal di nag bëgg mooy waa SD gën leen wekk dinañ ci jokkoo jéeg gëstu gañu ci aji faatu bari daal di nag amal dinañu desandi nag ci coow loolu daal di tàbbi foofe ca dëkk ba ñuy wax Kandéri ca Tambacounda foofe nag ab jësit moo fa daal di nag génn ba tax askan wa amee ab tiitaange commandant Mamadou Gaye dellu siwaat na ci mbir mi dinañ ko daal di nag déglu dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñu dikk ci wax sa xalaat bi bokkoon na ci wàllu nag màggal geek accident yi ñu ca daal di nag nemmeeku waaye itam lu aju ci wàllu feebaru mbas mi ci la bokk ba ci ñàkkum ndox mi ci kanam dinañ ci daal di ubbi antenne bi dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy dalal ganu bés bi Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi ñu daal di koy nag door rek mbirum Souleymane Teliko ak lii premier président bu cour suprême daal di ci nag wax di woote ak daal moom Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly nekk nee na daal ministre justice yorewul pouvoir disciplinaire ngir rek joyanti ci biir justice bi aw nee na itam amul kenn ko am rek intérêt ngir justice ne daal di koy nag faagaagal ndax li ni mel dafay tax république du am valeur waaye itam kenn du am ci moom nag ñeewant dinañu daal di teewlu ci xibaaru tubaab bi li nga xam ne mooy tënk communiqué googu ak Alaaji Baye Oumar Gueye ñu daal di desandi ba tey ci wàllu woowu Ousmane Sonko daal di indi ab tontu jëme ci kii di Mansour Faye la mu daal di nag yëkkati ci ay kàddu mooy lépp loo xam ne daal wax na ko nekkul li am ci audience boobu ñu ne da ko doon sàkk njiitu réew mi nee na daal loolu xel waru ko sax daal di nag nangu dellu siwaat na ci mbir moom leneen la mu ca dolli mooy Sénégal fa mu toll mooy ku nekk rek lañ la daal di nag dénk nga daal di koy nag wane wala rendre compte ci anam boo xam ne daal askan wi dinañ ko daal di rafetlu jàkkaarloo nag askan wi ci page Facebook moom Ousmane Sonko ñu déglu ko. nee naa tey laa ciy wax épuisé naa ko demee mun nañu génn naan dafa ñëwoon ñaan pour tay bu njaay pour Massamba pour Mademba dara du ci dëgg lii moo ne woon suñu entretien 2013 duggaguma ci politique ma yokk ci nag nii lii lépp ay li tubaab daax contre-feu la xam nga ñoom ni ñuy fonctionner mooy bu ñu demee ba sës ci miir bi ñu xam ni jàpp nga leen rek ñu ne naa taal ab daay fële gars yi daw di fay daay bi mën a roccee ko moo wax lu leer fii Mansour Faye ba muy ñetti yoon munoo raw fii ci Sénégal parce que Mansour Faye sénégalais dama bëgg ñu xam li ëpp ci problème yi ñuy jonkanteel Mansour Faye mooy responsable ndox mi ñuy wax nii Mansour Faye mooy responsable ndax moo nekkoon foofa ba ñuy def ñuy def ba jël suñu ndox jox ko waa Suez alors que SDE moo amoon meilleure offre bi mu jox ko waa Suez ñooñu wëlbati ko jox ko ay camion yuy ramasser mbalit mu yóbbu ko Saint-Louis loolu la ñuy wax corruption tey Suez mënul gérer suñu ndox bi chaque jour kuy xamal loolu responsabilité Mansour Faye la ñaareel bi problème assainissement bii ñuy wax nii 750 milliards moom moo ko doon gérer ba après élection yi wala juste avant élection yi dañ ko jox leneen waaye yemul foofu bi ñu nee
feebar bi dugg si na corona bi ñu ne budget 1000 milliards ceeb beeg diwlin beeg ñoom seen ci loxoom lañ ko teg kon boo xam ne nu mu tuuti yor nga suñu 1500 milliards yoo xam ne sa loxo la tegu lu bokkul ak yeneen ba pare nga ñemee manqué respect sénégalais ba mun a taxaw seen kanam ne leen su ma off nag waaye du ma fa dem ma ne Mansour Faye ci nii wala ci nële day gàpp wala day gudd yow ak ñi mel ni yow mënu leen rëcc di ngeen rendre compte dans ce pays là. ci la ñuy daal di nag tàbbi jëme nag ci yëngu-yëngu yi am ci séddalep ndox mi li ni mel nag foofee ca ñaari tali amu ci nag rëq-rëq jamono jilee ndax gis nañ ne situation bi mu ngay daal di delluwaat na mu meloon ngir askan wa daal di nag am ndox askan wa nag daanaka bëgg nañu SDE gën leen daal di nag wekk ci xew-xew yu mel nii bu ñu sukkandikoo ci ñoom ne ñu am na leneen la ñuy sàkk mooy qualité gi ci wàllu nag ndox mi ndax barab boobu daanaka jafe na fa foofe ca ñaari tali ak Aji Fatou Bari ca ñaari tali robinet yi mi ngi xelli ni muy waree ci quartier bi nga xam te ne xolu Ndakaaru la nekk daanaka jafe-jafe yi nga xam te ne dañ ko gisoon ci wàllu ndox mi benn bés dong la daal di am Daaro Wade mu ngi yeewoo ci quartier Africa nekk fii ci ñaari tali. démb daal lañ toog journée bi rek bi ñuy ay boori 13h rek ci lañu xam ne ndox occupé na après bay boori minuit rek mu commencé waat di dem. kër Serigne Gaye Boy fii moom liggéey yi ñu doon def jëm ci daal di defaraat buntu kër gi dañ ci daal di delluwaat ndaxte liggéey bi dafay laaj am ndox bu baax a baax ñu dem sax bay mel ni ñuy daal di yàq ndox mi. yéen a ngi yàq borom kër gi jàpp ne jafe-jafe yi ñuy gis ci wàllu ndox mi lu ñu mën a nangul la ndaxte lépp dafay delluwaat ci askan wi waaye itam ñi nga xam te ne ñoo doon amal yooyu la liggéey artu woon nañ bu yàgg. def ko parce que man gisuma benn intérêt bu am que ñoom ñu xëy rek arrêté ndox bi pour le peuple privé parce que am na ay yàqu-yàqu yoo ko defar foo ñu côté ndox mi pour nga defar nen foo nga toj ko et vraiment ils avaient averti les gens pour ñu jël seen disposition. ci ñaari tali mel na ni bés yi nga xamante ne dañ daan ñàkk ndox ba duñu xam fu ñu féetee léegi seen ginnaaw la ne lii nag di mbégte ci ñi nga xamante ne ñoo fi yeewoo. Aji Fatou Bari ab jësit bi daal di nag feeñ ci altine ji ca quartier périphérique bu Kandéri foofa ca Tambacounda tax askan wa nag daal di fay amee tiitaange moom nag rab boobule daanaka ci lu gaaw la ñu fexe rek ñu daal di koy teg loxo ba ñu daal di koy waa Eaux et Forêts ñu daal di def li ni mel ba ñu daal di koy delloo foofa ca dex ba nekk ca Gouloumbou commandant Mamadou Gaye nekk chef secteur Eaux et Forêts bu Tambacounda di ci dellu si ak ki leeral ñu déglu ko Boubacar Tamba. waaw dama ne altine bi passé population yu Kandéri ñoo ñoo xool ne dañu am benn animal bu ñu gis ci faro bi bu ñu ko waxee nag ñu ne animal bi jasig la si boobu nag le colonel Modou Fatou Niass inspecteur bi wax ne nañ dem si foofu ñu xool lan la pour ñu ko ràññee ba xam ban façon mala moo fa nekk si la lien Ndambaalo ma nga xam ne mooy yor affaire mala yi dem si terrain bi ànd ak agent yi dem xool bu ñu demee nag bu ñu ràññeeku ne lii kat moom maanaam jasig la si lañ jëlee suñu disposition en tant que service forestier ak njàpp suñu ndimbalul également pêcheurs yu nekk Gouloumbou ñëw ak seen matériel ay filets ak ay corde yoo xamante moo ñu permettre ñu mën a jàpp mala bi bu ñu ko jàppee tamit ñu xaar ndigalu waa direction des eaux et forêts ba nga xamante ne ñoom ñooy suñu kilifa ñu wax ñu ne rab bi nañ fexe delluwaat ko si biir dex gu màgg si nañ ko jëlee nag yóbbu ko fa ba dex gu màgg xamante ne ay kilomètres si ginnaaw yu dëkk bi la ñu yóbbu ko fa delluwaat ko si biir géej gi. donc mala bi fu ñu ko yóbbu defe naa ne dootul dellusiwaat ndaxte fu ñu ko yóbbu nekkul si biir village bi fu la Gouloumbou dafa yaatu na soo xoolee dafa gudd ay kilomètres daw nañ li boot ay kilomètres si biir géej gi ba xam ne sori nañ dëkkuwaay yi foofu leen delluwaat rab bi ba nga xamante ne tey si tey pour mu jógewaat fa delluwaat si biir dëkk bi dina jafe. et puis loolu su amee également sax ñun am nañ moyens yoo xamante ne incha allah dañ def le suivi ba nga xamante ne bépp rab boo xamante ne ñëwante na si dëkk bi rek ñun danañ fexe ba xool nañ ko jëlee delluwaat ko si biir géej gi incha allah. ci la ñuy daal di nag dikk ak juróom ak lu ci genn wàll ci ay milliards muy koppar gi nga xam ne nag def nañ ko ci wàllu investissement ci institut franco-arabe ba nekk ca Kër Madiabel foofu nag kii di Serigne Cheikh Barhama Niass moo ko daal di amal projet googu ñu fas yéene ci nag tàggat ay ingénieurs yi yëngu ci wàllu nag mbéy mi kii di Serigne Cheikh Barhama Niass nekk initiateur projet boobu dellu si na ci ak Mamadou Camara. yoonu ministre
nangu na pour defal ñu ko jàngu dimbalal maire bi kër ndax place bi place tool si lañ bàyyi dinaa waxaat ne bi ñu màggal la président bi wax na ne buñ koy woteel man ci lay bokk woteel naa ko ba ci 10e tour léegi nag su nekkee ci bopp réew mi danaa ko dimbale danaa wax ne bu ko kenn xas ndax nit tuut jiite réew ma yëpp dañ ko war a xormaat moom it daf leen a war a faale ñaari dil sax moo kon suñu waxee ne projet bi mën na juróom benn milliard ku xamoon dafay ree te dana ñëw ñu taw ko ba mu pare incha allah yàlla nag mooy financé ku xam moo la jox yonentu nag mooy séddale yaakaar séddale yonentu boobu moo tax ñu samp jaar rek man yàlla rek laa yaakaar ku yaakaar yàlla la bu dem liggéey nit ku yaakaar yàlla dafay liggéey daara ji incha allah waaye dama bëgg mu des fi di jàngale xam-xam di jàngale diine bëgg naa mu jàngale arab ba ku ko làkk ñu jàpp ne fi nga juddoo ci arab mu jàngale xam-xam ba soo ko làkkee kenn du sikk bëgg naa mu jàngale français ba boo làkkee français kenn du ko sikk ngay jaamu yàlla bañ na yow yaay jiite ji nii bul tooñ bul dimbale kuy tooñ bul yaakaar ko mooy yàlla ñu daal di nag ñëw ci communiqué conseil des ministres ndajëb njiitu réew mi ak ministre yi amal ay bés bu jot daal di ko àdduna jëmee nag ci performance yi daal di nag am ci système mu njàng meek njàngale mi rafetlu itam engagement bi nga xam ne ñëpp ñu yëngu ci wàllu njàng mi daal nañ koy rek amal mu santaane ngir ñu daal di wëyal élan boobule wax na itam ci ñi nga xam ne ñooy élèves yi fare classe examen yi ak résultats yi nga xam ne nag amee nañ ko ci bac beeg BFM bi daal na koy rafetlu nee na itam lépp lu aju ci wàllu nag feebar bi faaw ñu daal di koy méngale njàngale mi ngir daal di fexe wàllante bi mën rek daal di dakk joxe na digal itam ngir ñiy door a am seen i baccalauréat ñu daal di nag orienté ca fa ñu war rek jëm ci établissement enseignement supérieur yi di njàng mu kawe mi njiitu réew mi itam daal di nay wax jëme ci fukk ak juróom benn décision yi nga xam ne teg nañu ko ngir rek système jàng bu kawe mi mu gën rek gën a suqaliku rawatina recherche yi ñu cay daal di nag def wax na itam urgence bi aju rek ñu daal di fexe lépp lu aju ci wàllu carte scolaire bi ak lañ cay daal di nag duggal yenn ci ay coppite yu am solo ñu daal di koy def nu mu gën a rek gaawee ci la daal di sax invité ministre bi ñu dénk wàllu bi rawatina nag wàllu numérique yi ñu gën ko rek fësal ci wàllu éducation bi université yi itam ak daal di orienté fanweer yu jël nag ci téeméer ci élèves yi nga xam ne bàyyi ko nañu ci yooyu le cycle ndajëb tey ji la ko njiitu réew mi daal di nag xamle wax na itam ca la ñu bëgg rek moderniser maanaam yeesal wàllu transport bi dooleel wàllu sécurité ñi nga xam ne ñooy woy tukki yi ci loolee ministère bi ñu dénk wàllu nag ak dem bi ak dikk bi wax na ngir ñu am rek ab déggoo acteurs yi ci wàll woowu ci programme yi ñuy daal di nag tëral ci woto yi ñu war rek daw ak yu warul daw rawatina transport urbain bi ci biir dëkku taax yi ba ci ñi war a bàyyi ko diwaan ba beneen ni rek diwaan ci la ñuy daal di nag tàbbi ci dalal suñu ganu bés bi tey jile bu nekk nag ba wuri jëme ñu ci xibaaru bitim réew ci gannaaw campagne électorale ba ñu amal ca Guinée moom ci opposition bi la daal di nag bokk daal di nag séparé kii di Cellou Dalein Diallo mbir moomu jeexital bi muy daal di nag am ak élection yi lañ fay daal di xaar jàpp na ne musiba lay daal di nag doon ñu déglu ko moom ba wuri. Sud FM ganu bés bi. ba wuri ñu ngi lay nuyu Sud FM mu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu ñëpp sama mbokk yi ak sama xarit Sénégal. waa tey jii ñu gis ne da nga tàqalikoo ak Cellou Dalein Diallo ci opposition bu Guinée ndax loolu du leen neewal doole. bon bu nu tàkkaloo loolu baaxul parce que unité mooy joxe doole mais tamit bu nekkee unité bu amul njëriñ c'est pas la peine ngay nuy wone am na unité alors qu'en fait déggoowuñu. donc c'est la raison pour laquelle yëf yi lu mu mel léegi man gisuma dara lu ci bon parce que ku nekk mu ngi jox topp yoonam donc gisuma dara lu ci bon. léegi lan moo waral ngeen séparé wu lu tax déggowu leen. loolu métti na parce que xam nga boo nekkee ak nit munoo wax yow yaa def moo lu tax jubóowuñu. xam nga c'est subjectif bon am na ay rivalité am na ay gisuñu àdduna bi de la même manière gisuñu tamit parti bi nañ lañ koy construire de la même manière loolu yëpp tax na ba mel ni bu def tey sunu yoon yaa demul dans la même direction.
tey jii nag yan relation nga am wala échange wala ñoo gis ci opposition bi fii ci Sénégal. bon awma officiellement ay relation ak parti yu nekk fii mais am na ay xarit ñu nekk ci à la tête de parti politique Mamadou Lamine Diallo Tekki sama xarit la Serigne Mbaye Thiam xam naa ko ñoo jàngadoo fii Mohamed Dione ñun ñoo jàngadoo donc am na nit yu bari ñu fi nekk sama morom lañu yàgg na bi ñu xamante ñu ngi ci boor politique différent mais bu ma gisee kenn ci ñoom ay xarit ay frère laay gis. fu mu nekk nii nag lan moo waral nga ñëw visiter ci fii ci Ndakaaru. xam man tam sénégalais la fii laa màgge Sénégal defal na ma lu bari am naa sax kër Jurbel donc bu ma fi ñëwee sama kër laa ñëw. waaw beneen bi mooy tey jile naka nga jàngatee bilan campagne électorale bi ngeen def ca Guinée. bon bu nu mënee wax campagne électorale en réalité du campagne nguur gi mu ngi def lu mu def yépp pour mu am 3e mandat pour président Alpha Condé parce que procédure légale yi processus électoral bi dara leerul ci biir donc ñun ñu gisee affaire bi du côté du FNDC ñu dem ci bi élection dafay mel ni dañuy gunge Alpha Condé pour mu def 3e mandat. waaw Bawuri. waay waaw tey jii lan ngay ragal mu am Guinée bu fekkee élection yi def nañu ko. déjà depuis at léegi gis nañu plus de 90 personnes rey nañ leen ci répression yi élection buy ñëw du indi jàmm dafay indi rek ay tës ak ay situation difficile et ci population bi àndul ak nguur gi loolu dina am déstabilisation et bu Guinée bu déstabiliser dina affecter l'ensemble de la sous-région léegi am nañu ay problèmes du côté du Sahel du côté sanitaire du côté migratoire léegi tamit du côté politique stabilité régionale bi de par la gouvernance gouvernement yi yenn gouvernement ñu ngi am ay problèmes nouveaux loolu yëpp baaxul ci région bi dina indi rien que des problèmes te léegi population bi sonn na dafa bugg leneen mais malheureusement nguur gi mu gisul loolu de la même manière loolu la ñu gën a ragal et comme doole la ñuy utiliser dina am ay problèmes. dernière question bi mooy rek nga wax ñu un peu ndax am na yaakaar tuuti ci opposition bu Guinée bu ñu demee élection ñu mën a gagner. bu amoon yoon nu fekk ne mun na nguur ngi mun na changer dinañ dimbale ñu dem pour ñu am nguur ngi mais gisuñu yoon buy tax nu leen di dimbale parce que Guinée amul loi nguur ngi lu mu bëgg loolu lay cour constitutionnelle wax loolu lay CENI bi wax et loolu lay force de défense et de sécurité la ñuy def donc il n'y a aucune option pour defe ne nguur ngi dina accepter nu wax keneen moo gagné lu dul moom. Bawuri Sud FM mu ngi lay gërëm bu baax di la sant. man maa leen di gërëm di leen di sant. waa ñuy fàttali ne yow yaa jiite parti boobu ñuy wax Union des démocrates pour la renaissance bu Guinée. merci beaucoup jërëjëf waay. mu ngoog kon nag fii lañ koy daal di nag yemale jotaayu xibaar yi diggati leen rek daje yeneen jotaayu xibaar jaajëfal ñi nekkoon ci rek ligne bi ci kanam tuuti jaajëfal ñi woote jéggale ci ñi nekkoon ci ligne bi kon ci kanam tuuti 22h kii di Rosalie Ndiaye dina dikk ci xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay tubaab ñu ngi jaajëfal Assane Thioune moo fare ci sottandikukaay bi mucc biti ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak bekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.